asalaamaaleykum yéen mbokk internet yi nuyu nañ leen bu baax a baax yéen ñuy suivre Lamyn TV dafa am benn sollicitation bu ñu leen def rek di leen di ñaan ku ne si lim mën suñu benn sœur bu tudd Bint Awa Thior moo feebar waa Jirndala doomu séeréer mais li nekkatul sax cadre séeréer wala pël wala joola cadre nit ak moromu nitam doomu aadama la vraiment dafa feebar. waaw te loxoom jotul ginnaaw moom ak ay njabootam ñu leen di ñaan dinañ gis ngeen mooy image yi ñu leen di woon noonu vraiment loolu neexul xool dafa feebar lu si waay mën rek nga jàppale ko ci numéro Wave bi mu ngi noonu am na Orange Money aussi lu waay am mu dugalal ko ci te yàlla rek tax waa xeebuñ yeemuñ journal bi dañuy seetaan ay 10 000 personnes bu ñu defee 500 sax xaalis bu bëri la 1000 francs lu waaye am rek xeebuñ yéemuñ ku ci am 1 million tamit kenn ku si mun a jël en charge sax mu def ko vraiment soxla na ko yitewoo na ko nit ku feebar war a faju ñun ñëpp ñu war see jàpp ku amul sa 100 francs wala sa 200 boo ci def fi nga toog nga ñaanal ko mu wér ak jàmm vraiment numéro baa ngi noonu yónnee leen ko li ngeen am mbaa ngeen toog fi ngeen toog ñaanal ko mu wér ak jàmm jaa ngeen jëf. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen waa rang muy trophée des amateurs tout droit gars yi waa Lamyn TV andi ceeg waa Pibëri bu Nianing ñoom ñoo leen indi benn trophée bu ñu wax le trophée des amateurs chaque mercredi dañuy def le journal di mbapat bu ñu defee journal bi jox leen résultat yi ak programme lamb ji léegi nag en collaboration avec la Pibëri bi nekk Nianing dañ leen indi benn trophée bu ñuy wax le trophée des amateurs Zal caméraman bi zoom gars yi gis trophée bi normal léegi trophée des amateurs chaque mercredi dañuy nommer wala dañuy nominer 3 lutteurs yi ñuy nominer si ñooñu ngeen di tànn yéen amateurs yi seetaan ci commentaire yi ngeen def seeni vote ngeen voté le meilleur lutteur de la semaine tey la mercredi le 9 février 2022 mercredi bii di ñëw mercredi prochain ci la ñuy def dépouillement vote yi ci commentaire yi xool ki nga xamante ne moom moo ëppale ay vote ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy le trophée des amateurs ci pour week-end bee ñu génn mu ngi noonu gars yi amul nag ñëw commentaire ñaari yoon bu ñu gisee benn tur bi ñaari commentaire benn commentaire lañ ciy jël waaw gars yi ngeen jàpp si yéen ñëpp parce que ñun bëgguñu ñëw ne diw la dañoo bëgg yéen aussi yéen ñiy seetaan ngeen am ci seen wàll gis ci seen bopp moo tax dañuy nominer 3 lutteurs après yéen ngeen voté ci 3 lutteurs yooyu qui est le meilleur de la semaine ngeen nommé ci ngeen joxe kenn ki nga xamante ne moom moo gagné trophée bi ñu jox ko buñ dajee ak moom ci lamb yi wala ñu yóbbul ko dinañ def le tout ba mu jot ci donc le trophée des amateurs mu ngi noonu waa Pibëri nag ñu ngi nekk Nianing lépp lu dem ci ay defar ay affiche defar ay t-shirt ay flocage ay sérigraphie yooyu yëpp dañ koy defar ay décoration Pibëri xam naa dañ fa dem benn jour won leen li nga xamante ne moom mooy place bi ak seeni produits yi ñuy liggéey yëpp wala seeni affaire Pibëri mu ngi nekk ca Mbour dañ leen bindal numéro bi foofu ci suuf ku soxla ay t-shirt pour ñu bindal la ay casquette ay affiche ay panneau publicitaire ay banderole affaire yooyu noonu yëpp ñoom dañ ciy dox donc trophée baa ngi noonu rang muy voté ci suuf. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen di leen di wax nag waaw ñi abonné gul rang muy abonné zulum zalam tout droit ngeen laal cloche bi luñ dugalati ngeen bokk si ñi ko njëkkay seetaan comme ni ñu koy defee chaque mercredi tey mercredi le 16 février 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci journal di mbapat chaque journal na xam ngeen ne dañ leen di jox résultat wu lamb ji ci week-end bi ñu génn jox leen aussi li nga xamante ne moom mooy programme mu lamb ji ci week-end bi ñu jublu mais comme dañoo indi trophée meilleur lutteur de la semaine bii ñu passé ñetti mbër yi lañ nominé woon Doudou Sané Khadafi bu Diofior ak ki nga xamante ne moom mooy Gaskel Jammeh bu Palmarin ak Fils de Batlin Sigi ne leen da ngeen di voté ci vote yi nag bu ñu defee dépouillement bi lire commentaire yëpp ki nga xamante ne moom mooy Fils de Batlin Sigi moom moo ëppale ay vote donc Fils de Batlin Sigi moom mooy le meilleur lutteur de la semaine dernière mooy semaine bële ñu génn
léegi aussi semaine bi day amaat chaque mercredi waaw ñu leen di wax vote bi nii lay demee ci commentaire yi ngeen wax ne kii mooy seen meilleur lutteur de la semaine ngeen wax bind ko ci commentaire yi dinañ xool commentaire yëpp. waaw weekend bi ñu génn Fils de Batlen Sigi moom mooy ki nga xamante ne meilleur lutteur de la semaine boobu noonu donc semaine bi aussi dina amaat chaque semaine day bugg di am. semaine bi ñu ngi nominé ñi ki nga xamante ne moom mooy Doudou Sané bu Diofior mi ngi jël lamb Marlooj bi ki nga xamante ne moom mooy Modou Pouye lutteur numéro 2 mu jël Adrien Senghor ak ki nga xamante ne moom mooy Radiakhé bi jël Poxam Radiakhé bu Kër Fodé ñetti ñooñu lañ nominé semaine bi aussi mun ngeen voté waat ci commentaire yi mercredi prochain ñu wax leen kan moo nekkoon le meilleur lutteur ci weekend beneen Aïcha donc ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy journal bi en tant que tel jox leen résultat yi. résultat yi nii la demee ci weekend bi ñu génn ci samedi bi le 12 février fi nga xamante ne moom mooy Poxam mu ngi doon tëgg foofu Radiakhé bu Kër Fodé moom moo ko jël ko ci kaw Adama bu Mbin Saara waaw Soob aussi mu ngi doon tëgg Soob Ñaaxar foofu Onge Ndiaye bu Ndaayaan moom moo ko jël ko ci kaw Monandos wala Salmon Faye léegi tànk yi wala poids léger yi foofu ca Soob Ñaaxar Ngor Sarr bu dëkk Joyin moom moo ko jël ci kaw Jagala bu Diouf Njaafat séeréer aussi amoon na lamb ci samedi bi le 12 février foofu Buur Géwél rakk ci Fils de Batlen Sigi moom moo ko jël ko ci kaw Babou Keita poids léger yi foofu ca Njaafat séeréer Aliou Diop moom moo ko jël ko ci kaw Vito bu Diamaguène également Kër Farba mu ngi doon tëgg lamb ci samedi bi le 12 waaw foofu ca Kër Farba dëkk suñu yaay Mbayang Lum waaw Koné bu Mbassis moom moo ko jël ko ci kaw Pape Eli bi dëkk Sum donc Koné bu Mbassis moo jël Kër Farba léegi bu ñu jógee ci samedi bi ñu jàll ci dimanche bi le 13 février Adrien Senghor amoon na lamb Adrien Senghor Modou Pouye wala lutteur numéro 2 bu Mbaaw moom moo ko jël ko ci kaw Caaka Fay Biram Konkong wala Bisale waaw Adrien Senghor Modou Pouye lutteur numéro 2 moom moo ko jël léegi fi nga xamante ne moom mooy Marlooj aussi mu ngi doon tëgg ci dimanche bi la jeex le 13 foofu noonu Marlooj Doudou Sané wala Xadafi bu Diofior moom moo ko jël ko ci kaw Njangar bu campement Ndangaan foofu ca Marlooj poids léger yi Brosse El Bandi wala Babou Dieye rakk ci Grand Mbagnick moom moo jël tànk yi jël ko ci kaw Roga Yaaja bu Simal waaw gaan bu Mar Fafako jëlaat li nga xamante ne moom mooy raw gaddu yi ci kaw Babou bu campement donc foofu seetlu bi mooy Brosse El Bandi dëkk Mar Fafako moo jël poids léger yi raw gaddu yi gaan bu Mar Fafako jël ko ñaar drapeau ñoo ñibbi fi nga xamante ne moom mooy Mar Fafako ñett poussière yi waa Mar Fafako moo ko jël Babou Ndiaye voilà donc Mar Fafako dañoo ñëw Marlooj raafale 3 drapeaux Babou Ndiaye moo jël poussière yi ci ñi daanu final aussi Njangar dafa daanu final poids léger ki nga xamante ne moom mooy rakam di Babou daanuwaat final ci raw gaddu yi ñu leen di wax di courage di félicité waa Mar Fafako waaw léegi loolu moo xewoon fi nga xamante ne moom mooy Marlooj Baasul aussi mu ngi doon tëgg ci dimanche bi la jeex le 13 février foofu ca Baasul Géant bu Bargny moom moo jël lamb ji jël ko ci kaw Samba Cissé bu Palmarin poids léger yi foofu ca Baasul Maam Faali bu Fambine la diva wala moo géet si numéro 2 moom moo jël fi nga xamante ne moom mooy poids léger Baasul yi ci kaw Ousmane Kang bu Mar Fafako donc ba tey Mar Fafako booy yi macha allah ñu ngi def ay résultats ay espoir lañ ñu leen di ñaanal yàlla yombalal leen affaire ñu dem ba egg si kaw. oui léegi dimanche bi loolu lañ jot ci ay information mais balaa ñoo jàll si lënd bi dimanche kat ay mbëru lutte simple yu bëri dañoo amoon combat rawatina champion d'Afrique yi ñoom dañoo am ay jël aussi dañoo am ndam. ñu leen di ñaanal ndam yu jig leen di leen di féliciter grand combat bi Moussa Ndiafat Serigne Ndiaye numéro 2 moo fa nekkoon daan ki nga xamante ne moom mooy Cobra bu Pikine stade Iba Mar Diop la xew woon Dakar waaw ñu koy féliciter moom Serigne Ndiaye numéro 2 wala Coriace Modou Faye ordinateur le champion d'Afrique au Yala Sinik moo doon bëre li nga xamante ne moom mooy combat spécial bi daan ki nga xamante ne ni moom mooy Birino bu Bargny Ganja Fama bu Bettenty le fils di ñoom baato moom moo fa bëre ak ki nga xamante ne moom mooy bébé daaru daan ko Ngor Ñaax aussi machine ne borom farabugum borom mbeel soob bëre na fa ak ki nga xamante ne moom mooy top 5 yàlla may ko ci ndam donc Serigne Ndiaye numéro 2 ordinateur Ganja Fama Ngor Ñaax félicitations à vous.
léegi ci lundi bi le 14 février jour Saint-Valentin bi benn résultat lañ ci jot muy fële ca Xayoox côté Kaolack la foofu guy gi bu gañ yi moom moo ko jël ko ci kaw Maam Diib donc loolu mooy li nga xamante ni jotoon nañ ko ci ay résultats wu làmb ñu leen di fàttali rek waa trophée meilleur lutteur de la semaine bii nii ñett yi lañ nominé Doudou Sané Radiakhé ak Modou Pouye lutteur numéro 2 ñu ngi noonu ñu jàll ci programme mu làmb ji weekend bi ñu jublu ñu nar koo commencé nag le 17 ci jeudi bi le 17 ba le 20 février fi nga xamante ne moom mooy Daasi Laame Séeréer ci lay tëgg foofu ca Daasi Laame Séeréer tëgg nañ fa 4 bëf ñeenti nag ak 128 000 du 17 au 20 février Daasi Laame Séeréer ci ñoom baato bi waaw. léegi le 18 ba le 20 février fi nga xamante ne moom mooy Djilor am na lamb Djilor Djijak bi nekk ci commune Fimela Djilor Djijak am na lamb dëkk seeni Aïssa Ndiaye waaw Djilor 1,5 million lañ fa teg waa Jaaku Mbugaan ñoom ñoo fa woote tegal mbëri 1,5 million ñetti drapeau lay doon vendredi ba dimanche du 18 au 20 février foofu ca Djilor. léegi du 18 au 20 aussi fi nga xamante ne moom mooy Daga Silati côté Kaolack gi am na lamb foofu 600 000 lañ fa teg ak ñetti saaku ceeb 600 000 3 sacs de riz Daga Silati 600 000 du 18 au 20. léegi ci le 19 bi le 19 fi nga xamante ne Njol Mangaan ci lay commencé Njol Mangaan mu ngi nekk ci commune Loul Sessène weti Ngéeñana waaw ñu ngi fay teg 500 000 ñaar drapeau le 19 ak le 20 mais foofu ca Njol Mangaan waaw le 18 bi ci vendredi bi dañ fa organiser benn mbapat pour mbër yu ndaw yi tegal leen saaku ceeb léegi lamb ji mu ngi commencé le 19 jeex le 20 waaw Njol Mangaan commune de Loul Sessène waaw soriwul Ngéeñan noonu 500 000 lañ fa teg. léegi le 19 bi Ñaaxar waaw waa Fata production ñoo fa woote comme d'habitude waa Fata production tegal mbër yi 3 millions Fata production Ñaaxar le 19 ci samedi bi ba tey fi nga xamante ne moom mooy Kaolack am na lamb Kaolack ñu ngi fay teg 1,5 million ci stade Lamine Gueye bi lay doon Kaolack 1,5 million ci samedi bi le 19 février ba tey ci samedi bi le 19 février fi nga xamante ne moom mooy Kaarang am na lamb Kaarang ñu ngi fay teg fukki nag ak 50 000 10 bëf plus 50 000 ñu indi leeral rek Kaarang moom benn drapeau lay doon 10 nag yi Kaarang ci samedi bi le 19 10 nag lañ fa teg ak 50 000 francs benn drapeau. léegi le 20 février bi ci dimanche bi waaw lambu Djilor bi ci lay jeex 1,5 million yi lambu Daasi Laame Séeréer bi ci lay jeex ñeenti nag yi ak 128 000 yi waaw Daga Silati aussi ci dimanche bi lay jeex 600 000 ak ñetti saaku ceeb yi waaw mais ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Ngar Jam am na benn lamb bu fa am benn tonne ciment lañ fa teg ak juróomi saaku ceeb 1 tonne de ciment plus 5 sacs de riz ak 15 000 francs Ngar Jama diggante Loul Sessène ak Ndios Mon su ma juumul. léegi terrain gaal gi aussi am na lamb terrain gaal gi Dakar waaw foofu Dakar terrain gaal gi sum production Abdoulaye Diop ndeysaan moom moo fa woote comme d'habitude tegal mbër yi 2,5 million Abdoulaye Diop sum production mooy woo mbër yi ak amateurs yi dimanche le 20 février Dakar terrain gaal gi mise bi di 2,5 million waaw avec sum production loolu dafay neex. léegi ci dimanche bi le 20 février ba tey fi nga xamante ne Diofior am na benn mbapat sargal Doudou Sané poids lourd ñu ngi teg nag waaw ak 40 000 poids léger ñu teg écran plat ak 25 000 Diofior lay doon le 20 février foofu nag mbapat yi moom ay 21h 22h lay commencé gars yi dinañ mun a seetaani lamb buñ paree wàcc Diofior yëngal foofu noonu sargal Doudou Sané le 20 nag ak écran plat ak xaalis lañ fa teg oui. léegi le 24 ba le 26 fi nga xamante ne moom mooy Ngoosi mu ngi nekk ci commune Dia waaw arrondissement Ngooc côté Kaolack Ngoosi xaw ma Ngoosi nuñ koy prononcer noonu mais am na lamb le 24 ba le 26 février foofu ñu ngi koy teg 700 000 francs waaw Ngoosi noonu la demee. léegi mercredi prochain aussi dinañ ñëwaat ci
beneen journal jox leen aussi résultat ak programme mu lamb ji ses ci weekend boobu noonu moo weekend 26 27 jëm kaw. di leen di waxaat trophée meilleur lutteur de la semaine ñetti mbër yi lañ nominé Doudou Sané Radiakhé Modou Pouy Liu Thior numéro 2 donc jaajëfal nañ leen bu baax a baax caméraman bi Abdourahmane Ndong borom simal maa ngi koy béggee donc gars yi tout droit zulum zalam beneen mercredi ñu ñëwaat yaatal.